ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi. asalaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision ñoo ngi amaat mbégte di dalal fii tey ki ñuy wax Massaer Diagne Massaer Diagne mi ngi bokk ci parti bokk gis-gis bu Pape Diop bokk aussi ci coalition ànd folli Macky bi nga xam ne parti opposition yi nekk Italie ci ëpp doole bokk ci Italie formé nañ ko dañ koy jox mu nuyoo balaa ñuy dugg ci waxtaan bi Massaer na nga def. auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim barke Touba ak borom Touba. Malick. maa ngi leen di nuyu. yéen waa Diaspora TV di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan partout mën naa ni ci àdduna bi ndax seen site bi wër na fépp kon ñu ngi leen di remercier ci nga xamante ni mooy invitation bi di nuyu ñi nga xamante ni ñooy waa bokk gis-gis ak fépp fu ñu mën di nekk rek muy militant ak militante yi. waaw bari nañ lool maa ngi ñëw rek man di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom laa àndal muy coalition bi nga xamante ni mooy Manko Folli Macky te boo gisee tey seen toogaay bu rafet bi yaakaar naa émission bu mel ni yaa ngi koy doog a am ñu toog ñoom ñëpp tous les responsables ñu ngi toog di Manko Folli Macky kon en grosso modo ñu ngi nuyu tous les Sénégalais et Sénégalaises. waaw balaa ñuy ñëw ci seen parti sax dañuy ci coalition bi la ñuy njëkk a taxaw Massaer coalition bi d' abord est ce que mën nga ma waxal yan parti ñoo ko composé fii. waaw dinaa sawar ci wax coalition bi parti yi nga xamante ni ñoo ko composé boo xoolee coalition Manko Folli Macky mën nga ni parti yëpp en général ñu ngi ci mouvement dinaa ci ñëw léegi joxe benn présentation ci question bu nga laaj ndax boo xoolee Manko taxawu Sénégal bu Khalifa Sall te ki ko jiite coordinatrice bi di Soxna Abi Diagne mi ngi représente boo xoolee PUR xam nga PUR ku wax parti bu mag na ni PUR seen coordinateur Cheikh Tidiane Seck mi ngi toog ak ñi mu àndal ñëpp suñu limee kenn rek ci parti ñu limee ñëpp boo demee ci gëm sa bopp aussi Astou Mbow moo ko jiite ñoom ñu ci coalition bi acte boo xamante ni bu Abdou Mbaye te soxna Sukkay Madame Diouf Sukkay Diouf jiite ko gis nga ko ni ñu ngi toog aussi autre avenir bu Ibrahima Thiam ñu ngi ci coalition boobu torodo mi ngi nii toog suñu ñëwee ci réew mi ñu ngi ci coalition bi Malick te tey mën nañ fee lim ki nga xamante ne nii mooy fi nekkal ni Youssou Badiane ñu ngi ci ginnaaw Thierno astafurlah mu excusé Thierno Diop ak Khadim Ndiaye bi nga xamante ni moo defoon émission ak yow bi passé kooku ñoom ngi ci coalition bi démocratie et république moom mi ngi ci biir moom it la ñuy nekk seen coordinateur bu ñu ñëwee foofu dañuy jógee ci foofu dem ci UCS bu Balde te chaque côté nekk seen coordinateur moom mi ngi ci grand parti aussi de Thierno Diop ñëw teewal fii tey astafurlah grand parti mu Matar Diop moo ko jiite moom mooy coordinateur bi actuellement moom mi ngi ci biir mouvement bi alors Pastef tamit ñoom ñi ngi ci Youssou Badiane mi ngi toog te buñ ci limee tamit ki nga xamante ni mooy Matar Sow suñu xarit suñu frère mi ngi ci mouvement ensemble aussi tamit ñoom it ñi ngi ci coalition bi nga xamante ni mooy Manko Folli kon mën naa ni parti yëpp yi nga xamante ni nii majeure partie bi ñu ngi ci coalition Manko Folli waaw gisoon nañ ne tamit mois yi ñu génn wala boog semaine yi la ñu génn amoon na benn xëccoo bu amoon seen diggante ak institution bi muy le consul général du Sénégal à Milan ngeen nekkoon di xëccoo ci affaire carte yi ba ngeen def ay sitting yu xaw a bëri ñu gis ne semaine ba la ñu génn woote woon na waxtaan ba ngeen dem wuy ci lan la mën a jàpp ci waxtaan bi. merci Pape Malick
damay ñëw déjà premier lieu mooy manifestation yi ñu doon def boo gisee suñu conférence de presse bi wax nañ ko ca parce que manifestation yi defuñu ko pour di tooñ wala di def lu naqari nit dañ ko def ndaxte dafa am loo xamante ni nii ak yelleefu doomu aadama la mu war ko jël mu moom ko ñu lànk téeku ñu doon ko jox muy li gën a terre à terre mooy carte d'identité carte électeur wax nañ ni gis nga liñ ci dépassé ci budget 52 milliards. alors ba pare ça fait plus de 1 an ou 2 ans ñuy traîner doomu aadama yi ñu ngi jot seen carte d'identité ba pare di leen yóbbu ci affaire parrainage waaw loolu moo indi woon bi ñu xoolee parce que tamit ay responsable lañ war nañoo mën a xam ñen ñu jot seen carte d'identité ak ñu ko mën jël parce que am mbooloo moo nekk suñu ginnaaw waxoon nañ ko loolu moo indi woon xeex bi manifestation yi nga xamante ni ñu ngi ko doon def au niveau du consulat mais nag dañu ay kilifa fi nekk dañu toll avant ñu def manifestation yi ci yoon jaar nañ fi ñu war a jaar waaw jaar nañ fi ñu war a jaar parce que ñi fi nekk ñëpp ay kilifa lañ kilifa nag du tooñ bind nañu lettre madame le consul ay yoon mu lànk ni du daje ñu pour concertation parce que dafa am loo xamante ni Malick nit ñi dañ koy jaawale dafa am ñetti mbir dafa am loo xamante ni nii doomu aadama moo ko moom danga ko war a jox dafa am loo xamante ni nii sa kilifa gi muy mën nañ ko tuddee madame le consul moo ko moom bu ko neexee mu téye ko mais am na loo xamante ni dañ ko war a waxtaan def ko taal discuter ci ba tëgg ci matériel mais loolu bu ñu amul consensus boobu bu amul mën na indi ay réew yu bëri bëri te suñu droit la ñu nekk. kilifa bi joxoon ngeen ko cër bi moom. cër tool Malick mosuñu ko subsister madame le consul man je dis toujours madame le consul kenn mosu ko manqué respect parce que respect mooy ngay bëgg a def dara yëgal nit ki am dara loo xamante ni def nañ ko rek tëb def ko suñu coobare boobu dañ ko yëgal laaj ko wax ko ndax lii kat mën nañ koo def ñu toog ñu waxtaan mais bu lànki ñetti yoon bu lànkee mais am na loo xamante ni aussi tamit fulla ak fayda borom moo koy amal boppam moo tax ñu jóg def ay manifestation au niveau du consulat suñu droit la ñu nekkoon si ou non waaw suñu droit la ñu nekkoon moo tax ñu def manifestation laaj nga ni woote na am ndaje dañ ciy kontaan en tant que parce que mën nañ ne atteindre nañ suñu objectif. yaa ngi def bu leen baaxoo. non pour l'instant dama ni pour l'instant. peut-être vous avez gagné seulement une bataille. mais une bataille ok politique ngeen nekk na. ok nelaw na gagné ngeen de. baax na ba sori ngeen gagné. ok boo beneen mais au moins def nañ un pas. waaw loolu je veux le concept. def ngeen benn am pousse ngeen benn pion. xaw ma sax est-ce que du consul sax moo pousse benn pion. non pour man sax daf leen a nax. parce que daf leen bañ a recevoir ba ci digg bi mu ne leen ñëw leen ngeen dem. ok te daf la waxoon soxlawu leen recevoir. ok d'accord. waaw rencontre. loolu suñu victoire nga mën a wax parce que ñun li ñu bëggoon. mooy toog ak moom waxtaan. loolu lañ ko doon demandé. ma ñëw loolu lañ ko doon demandé. moom mu lànk ko. kon su demee ba ci digg bi mu gis ne affaire yi métti na tar na mu wooñu kon victoire bi ci mën nañ ko jëwee suñu camp. ne dormez pas sur vos lauriers. ok merci beaucoup d'accord bi ñu woowee. wuy ji nañ ko parce que def nañ affaire responsabilité ñun bi ñu bëggee buntam dafa laaj dafa ubbiwul. mais ñun bu ñu woowee am nañ grandeur boo xamante ni dem wuy ji. waaw loolu grandeur la. c'est du respect aussi. c'est du respect parce que parti yi fi nekk nag bari nañ te duñ ay parti yu ndaw. waaw ok kon dem nañu wuy ji ko. dafa am lu ñu doon laaj nag. lu ñu doon laaj. mooy li ma doon wax noonu. moom li mu moom. moo ko moom madame le consul. moom la concerné bu ko neexee mu joxe ci bu ko neexee mu joxe. ñun dafa am loo xamante ni ñoo ko moom. am na loo xamante ni dañ ko war a ci kaw taabal ñu waxtaanee ko si ou non. si ou non. alors li moom bu ko neexee mu may ci mais ñun li ñu moom dañu koy jox ñu delloo ko li ñu war a waxtaanee ci taabal ñu toog ñu waxtaanee ko mais à la fin nangu na ni ñi ñëw ñu def concertation ñu waxtaan. mais carte yi ñëw parce que yéen bi ngeen defee conférence de presse amoon na benn estimation am na benn lim boo leen joxe woon est-ce que c'est exact carte yi ñëw ni mu toll. 304 la wax ñu mujj ñëw parce que bi ñu njëkkee def manifestation. moo tax mu indi li ñu jot na indi ci carte d'identité
bi mujj bii di ñëw bii ñu envoyé li mu wax li nit ñi wax dëgg li ñu envoyé ci ay carte d'identité ça fait 300 cartes d'identité 300 cartes d'identité mais quel que soit alpha yëngatu bi nga xamante ne nii yëngatu nañ ko moo tax loolu am. mais Diagne c'est que rencontre c'est une chose mais menu rencontre bi ak débouché rencontre bi moo importance rencontre est-ce que rencontre bi ngeen rencontre am ngeen yaakaar ne dina situation bi dina décanté parce que c'est ça l'importance c'est pas de se rendre ngeen di daje tous les jours loolu amul importance loolu moo am importance li tax ngeen daje ak fan la leen daje bi di yóbbu. merci Pape Malick ci loolu laay jël si nii parce que li tax ñu daje suñu limalee li tax ñu daje askan bi dégg dana xam ni loolu laa bëgg li tax ñu daje lu am solo la. parce que gis nañ ngeen tuddee ay photo rek naan da nga signé wu ngeen. ok jot ngeen lii. loolu sax seen cas la ñun ñoo ko def ça n'a aucune importance. bataille de guerre li ñu njëkk a def mooy li ñu dajee moom parce que ay kilifa ñoo déplacé wu war nañoo am lu ñu delloo seen askan. li ñu ko njëkk a laaj mooy état de lieu li nga xamante ni mooy carte d'identité yi ñaata carte d'identité moo fa dugg ñaata carte d'identité lañ joxe ñaata carte d'identité lañ mu dese ci consulat yoo xamante ne ni war nañ koo jox kooku war nañ koo laaj wala ñu ko laaj. waaw loolu laaj nañ ko. la distribution des cartes waxtaan nañ ci ak moom ni ko madame le consul ñaaw ma ne ko ñu ne ko la distribution des cartes dañu bëggoon commission bi comme liggéeykat yi dafa métti te fii ñi ñëpp ay opérateurs dañu bëggoon bu fekkee commission bi dina mën a génn di dem ci askan bi au moins pour yombal leen seen liggéey ñu mën a distribuer parce que mënoo chaque jour nga ñaan férié dem ñu ne sa carte d'identité suba bu ëllëgee dafay am benn problème boo xamante ni dafay am ci biir liggéey te nag ci nekk xam nga ne fii liggéey moo ñu fii ñu ñaan ko ni ko est-ce que dina mën a déplacer commission bi pour muy mën a dem ci nit ñi di leen def seen carte d'identité loolu lu ñu war a laaj la wala lu ñu war a laaj. non loolu dafa am importance. beneen bi mooy moom dafa war a daje ak li nga xamante ne ni mooy opposition c'est tout à fait normal di ay réunion périodique waaw. et périodique même bu dee une fois par mois sax. réunion périodique nawloo leen na. waaw mais yu mat a nawloo lañ. waaw parce que di nga xeeb fettantaan mu lakk sa kër. mais nag pour itam bu ma gisee la lay aw non ñun moom ñàkk ñu fayda. ñàkk ñu fula ñàkk ñu fayda boo ñu gisee xam ne dañuy ñàkk fula ñàkk fayda. dañu ñëw ci benn débat boo xamante ni moom importance la. ñu war cee leeral. ci rencontre boobu dafa war a am périodique boo xamante ni même bu dee une fois par mois. yoon la kooku suñ devoir la. mu def ko ak ñun. dafa bokk ci li nga xamante ni mooy combat bi. te fichier électoral bi aussi. naam. jotu bu ko parce que moom waru ko joxe ko waru koo joxe waxtaan nañ ci ak moom c'est très important parce que li ñu wax yëpp lu am fulla la ak lu am fayda la kon point yi nga xamante ni limal naa la ko cartographe yi nga xamante ni mooy cartographe électoral bi aussi war nañ ko mën a xam parce que waa maintenant amoon nañ problème boobu famement yi parce que fi ñu doon wote ko fa def li nga xamante ni fii du milieu bu ñu wax du lieu de vote dañu mujj woo ambulance tu ne sais pas. et puis Bergamo changé woon nañ lieu de vote bi joxe ay raisons yoo xam ne tamit c'était pas trop convaincant jamono yooyu. mais yooyu yëpp. oui yooyu dafa nekk loo xam ne man Bergamo laay voté falaa yàgg falaa masa voté mais gis naa ñu xëy changé ko joxe seen ay raisons yooyu yëpp vraiment muy ay tolof yoo xam ne ñu ngi koy teg askan wi te askan wi je crois que mérite nañ leneen lu dul loolu. merci beaucoup kon yooyu tamit ñi nga xamante ni ñooy responsable bu fekkee ni ñëpp dañu dem tëdd nelaw problème boobu du ma sax rek day continuer te nag vraiment ay nit bu ñu amee ci yéen yaakaar war na am benn taxawaay boo xamante ni moom ngeen di taxawee kon dama yemoon ci cartographie électorale bi ñu ko mën a xam ba Malick et puis nit ñi nga leen di yóbbu foo xamante ni nii danañ am accès pour mën a dem voter au moins parce que dem di ci yenn endroit yoo xamante ni da nga xëy di wër bu jàpp soo doo mën a dem am accès sax fi nga war a voté dem di retourner di ñibbiwaat loolu nekkul rafet kon loolu lépp dafa war a nekk loo xamante ni dañu war a discuter la initier la moo tax ma ni la dafa am lu moom moo ko moom am loo xamante ni dañu ko war a waxtaanee am aussi loo xamante ni nii askan def moom kon damay ñëwaat ci li gën a terre à terre muy convocation bi ñu convoqué convocation bi dafa doy waar comme Malick ndaxte bi ñu jotee lettre convocation bi parti politique yi ak ne forme bi nga xamante ni moom la wootee xaw a doy waar trop
parce que man je ne trouve pas convocation boo xamante ni da nga def da nga sukkandiku ci ay élections législatives yoo xamante ni yu weesu ay coalition yoo xamante ni nii kenn xamul coalition boobu ba mu jeexee ak léegi kenn xamul nu mu toll yow nga sukkandiku foofu pour woote loolu woote ay parti yoo xamante ni aussi ci biir am na ñoo xamante ni ay représentants parti lañ ba pare dem bokk ci coalition bi mu nekk benn sa mboxloo boo xamante ni kenn xamul fu mu toll ba pare nga exiger nit ñi ni leen alors il faut que ñiy ñëw responsable yi ñëw dañuy indi lettre mandataire boo xamante jóge seen parti je suis parfaitement d'accord parce que bu dëgg dëgg da ngay nangu dëgg mais ñun dañu respecté coalition bi dafa respecté loolu ba bi muy yabal bañ na ko dafa yabal ñi nga xamante ni nii am nañ lettre mandataire yoo xamante dafa jóge seen parti pour bañ ku leen jàmm pour bañ aussi ku leen manqué respect mais bi ñu demee li ñu gis ci consulat ba mais c'est du n'importe quoi moi je dis wax naa ko dinaa ko madame le consul vraiment man je suis désolé ci convocation bi nga convoqué parce que yow ci biir lettre bi ñuy wax dañuy wax dañuy wax ni ñu envoyé ñu ay mandataires yoo xamante ni nii c'est reconnu ci seen parti ñu indi ko ñi fa représenté woon yëpp Cheikh Tidiane Seck bu Tuuti était là Soukeyna bu acte te dañoo ils sont bien reconnus am seen lettre de mandataire mais gis nañ fi ñoo xamante ni nii kenn xamul fu ñu jógee yoon ñu lettre mandataire bref mais bu fekkee yaa ngi woo ay kilifa wala waxtaan na ñoom ci ay cas yu important da nga war a teg ci juridique. waaw léegi yéen foofu bi ngeen demee mu am vice de procédure est-ce que waru leen war a taxaw ngeen càmbaraat conditions yi balaa ngeen tàmbali. def nañ ko. parce que man photo yi gis naa jaww ma woon ci réunion bi am naa ay écho gis naa photo yi aussi ma gis ni comme ni nga ko waxee peut-être li ngeen tënkoon début bi kenn respecté wu ko. loolu waxtaan nañ ci. parce que yàlla dafa def may remercier encore li nga xamante ni mooy coalition bi Manko Folli Macky ci vraiment respect ak kóolute bi nga xamante ni nii ci turu coalition bépp laay wax ne tous les partis et kii bi nga xamante ni nii confiance boobu jox nañ ma ko am nañ ko ci man aussi tam leen koy delloo parce que bi ñu demee benn kàddu lañ am ni kat Masser Diagne mooy jël kàddu boobu wax ko ci suñu tur ñun ñëpp soxlawul keneen di jël kàddu wala keneen xam nga loolu dafa fort parce que tey am na lu ñu koy tënk wax naa ko moom madame le consul danañu seetaan nee naa ko madame le consul mu ne ma ne ko vraiment je suis dessus ci convocation ñu ngi ñu convoqué parce que ñun dañu sukkandiku ci lettre bi ñu envoyé mais bi ñu ñëwee gis nañ fi désordre boo xamante ni nii vraiment bu doy waar moom elle a reconnu que def na erreur ci convocation bi mu convoqué def na erreur mais comme concertation la dañu bëgg waxtaan. comme jàmm la ñuy wut aussi tamit jàmm ñu yóbbu pour nit yi am na yoo xamante ne nii ñu dépassé limite boobu ñu toog waxtaan pour trouver un terrain d'entente. c'était l'essentiel. waaw Massaer laaj yi éliminé ngeen ma point yi ngeen ko wax yëpp fan ngeen d'accord ak fan ngeen amee point de choc. alors ci carte d'identité yi am na foo xamante ni d'accord nañ fa am na xam ne d'accord uñ fa parce que quel que soit alpha li mu wax moom nii li fa nekk ci ay carte d'identité mënu mën a tax mu commission bi déplacé wu pour mën a dem ci gox-goxaan yi nga xamante ni dafa d'accord uñ parce que Rome ñu ngi koy def te boo xoolee tamit ni loolu mooy logique même bu fekkente ni moom moo ko moom mais da ngay xool bi nga xamante ni nii askan bi aussi tamit dañu ci mën a dimbali information yi vrai ou faux dëgg la kon dañ ko imposer pour moom commission boobu mu war ko mën a def pour déplacer parce que dafi daan am ni xam nga ci daal noonu la mos a demee noonu la mos a demee kon nag tey bu demee bu boole ko y a quelque chose yoo xamante ni nii on ne comprend pas ok am na foo xamante ni nii d'accord uñ fa ci li nga xamante ni nii moom mooy cartographie électorale bi parce que fa mu ko defee woon nanguwuñ mu defewaat ko parce que benn insécurité la ñaar pour dem fa problème la pour dem fa accessibilité problème la foofu it d'accord mais am na foo xamante ni bu ko waxee dañ ciy d'accord ak moom parce que tey bu ñu nee fichier bi mënu koo joxe ba jotu ko xam ne ni fichier bi moom moo koy joxe kooku dañ ciy d'accord ak moom voilà am na moo tax man la am na loo xamante ni moom ñun ñoo ko moom am na loo xamante ni moom moo ko moom am na loo xamante dañ ciy waxtaan li mu moom bàyyi nañ ko li ñu moom nañu ko jox li ñu war a waxtaan nañu toog waxtaanee ko pour terrain. Massaer
dajante ngeen ak consul mais man bon sama xel mu gàtt daje ngeen waxtaan ngeen mais ba léegi ku nekk yaa ngi cramponné ci sa position parce que li gën a essentiel jubóowu leen ci donc lan mooy nekk seen troisième plan d'action. Merci Pape Malick bonne question parce que maa ngi gis ci réseaux sociaux yi ay réer daf may jàpp moo di ci même photo yooyu nga wax ñu naan conseil bi nax na coalition. non dégg naa bi ngeen demee dafa wax yéen ñëpp ngeen di bëggee de. non ñun fulaa ñu fa yóbbu woon ak fayda moom it bi mu ñëwee xam na ni fulla ak fayda moo ñu fa yóbbu mais man dafa am yoo xamante ni ay réer la ma def Pape Malick mag du xam ne naxam bi ca tànn ñun xam ne ni ñu yëkkati li ñu dem pour waxtaan ak moom li ñu boole ñi ñu d'accord daanaka jarul ko woon sax. non lu tax jarul ko lu ngeen fa jëlee. non mais jëlee nañ fa dara lu ngeen fa jëlee. liñ fa jëlee bari na Pape Malick parce que am na yoo xamante ni nii proposé nañ ko d'accord na ci am na yoo xamante ni d'accord nañ ci ñu ngi ciy discuter c'est ça am na loo xamante ni dañuy dellusiwaat ci base bi nga xamante ni nii moom mooy coalition bi ñu toog waxtaan ci loolu mbootu biir la suñu biir la nekk li nga xamante ni d'accord ci su bés jotee dañ ne ko li d'accord ci ñu dem xeex ak moom ku ne nag conseil daf ñu nax daf ñu piégé yaa sa bopp ngay nax ñun kenn mënuñoo nax ay mag lañ ay dafa xarañ nag ndax na leen moom parce que déjà le fait que yéen ngeen yàq seen journée dem muy moom fa mu taxawoon bougé wu ci dana yootaa loolu rek déjà victoire am na. non ndax ku xalaat loolu rek nax na sa bopp. waaw léegi troisième point nga ne seen troisième plan d'action lan la. mooy concerté wu. concerté waa base ak waa base bi. xool ban stratégie la ñuy jël loolu nag am na loo xamante ni mënuñu taxaw ci télévision di ko wax. ci suñu biir la. parce que ba ñuy mëne combat. dañoo gis ñu jékki-jékki jóg mëne combat. waaw ba am ci ay résultats am ci ay victoires. ba mu leer ñëpp cancer de rythme bi moom léegi moom boo leen organisé sax kenn du ñëw moom lii moo nekkoon objectif. non nax nga sa bopp mooy cancer de rythme bi. léegi ne vous aventurez même pas. non nax nga sa bopp xam nga tax ma ni bu ñu nax askan bi mooy li taxoon ñu doon jóg di xeex gis nañ ci ay résultats ñoom quel que soit alpha. mais est-ce que askan bi gis na résultat parce que ba léegi ña jotagul woon seen carte jotuñu seen carte yi nee nga 300 cartes la 300 cartes. di fronté à 3000 et quelques cartes c'est 1%. yi mujj ñëw yi njëkk a ñëw nee na loolu bu bari am na yoo xamante ne nii aussi dafay xeex boo xamante ne nii ci suñu liggéey yi la bokk mu ngi war koo xeex Sénégal ñun li nga xamante ne nii moom lañu war a xeex au niveau d'Italie dinañ ko xeex am na loo xamante ni nag au niveau du Sénégal lañ ko mën a xeexee parce que foofu la carte d'identité yi jógee ñoom carte d'identité suñu liggéey yi aussi war nañu mën a def benn say jóg taxaw xeex ñun li nga xamante ni moom la ñu xeex au niveau du Sénégal bul yaakaar loolu nga yaakaar loolu moom bu leen ba sax rêve Italie mën na am danañ ci Sénégal bu leen ba sax loolu danañ ci ñëw xam parce que déjà am na ñoo xam ne ñii surtout seen leader yooyu nga xam ne ñoom périmé nañ duñ nangu booy jiitu te ñoom périmé nañ duñ dem fenn non fii ku périmé amut bëri na de ku périmé amut dama lay wax ni la am na ku ko wax ni seen yi mag la gis nga mag nekkul ci âge ci loolu la nekkul ci le président Macky Sall jeune la xale la ba pare âge am dañ ni ñu ngi judd après l'indépendance mais xel ni xel mag la yor boobu waaw non mais c'est la vérité xam man fan laay waxee périmé waxuma ci âge de ñoom ils ont fait leur preuve xam nga médicament garab bu périmé nga naan au lieu mu faj nga da ngay naan actuellement foofu lañ toll ci Sénégal dafa am ñoo xam ne ñii très franchement dañu war a pousse jox xale yi ñu doxal. gis nga lu alternative boo waxee dëgg damay nangu ni yàgg naa jar naa bàyyi ci réew loolu je partage man samay waajur ñu ngi dund ba léegi bu ma sañoon ñu gën a dund parce que am dañ seen njariñ kenn mënu ko estimer mais nag liggéey wala poste wala lépp loo mën di gis da ngay dem ba am foo xam ne fii boo fa tollee tu es obligé pousse jox keneen te loolu lañ bañ actuellement même xale yi bëgg a jóg pour kii ñoom dañ leen sànni xeer sa leader ci kaw ci kanam keneen noonu tey koo fi tudd ci boo tuddee Sonko ñu sànni ko xeer boo tuddee Khalifa ñu sànni ko xeer boo tuddee ñooy sànni xeer yi seen leader yi
seen leader ak yeneen ñu mag ñi daal. non ban leader nga dégg mu sànni xeer aussi li waxtaan. dafay neex toujours tamit ñu koy teg ci ay bases yu solides. yu claires. dafay am solo trop parce que comme askan wi moo ñuy non c'est que sànq tu as parlé de seen leader yi ànd maanaam ànd moom fii peut-être mën na nekk mais Sénégal mënul nekk parce que bataille de leadership la te ñu war a te gis nga crise kañ lay am bu ki màgget bu bañee dem bu nanguwul ne dafa màgget rek crise am. boo gisee damay d'accord foofu parce que boo waxee dëgg boo ma waxee dëgg man damay nangu ne wax na ma dëgg parce que noonu ma yàlla bindee dañu war a ànd dañu war a ànd mais ànd bi dafa am ay conditions Pape Malick gis nga dañu war a ànd comme nii ñu àndee nii nga gis ñu ne ànd nekk bokk ndey bokk bàyyi mais xeex benn objectif pas ànd pour dem élection présidentielle parce que bu ñu def mukk ci bopp askan bi nii dafa am benn leader bu war a jëlee Macky Sall fii non man candidat bi gëw moom te bu ñu def mukk loolu ci bopp doomu aadama Macky Sall pour jëlee ko fii d'accord je partage li nga wax noonu nangu naa Pape Malick pour jëlee fi Macky Sall il faut 2, 3, 4 candidats yoo xam ne dañuy def candidature plurielle kii taxaw gauche kii taxaw droite kii taxaw avant kii taxaw arrière yi mën koo doon mu daal mais bu ñu def askan bi nii dafa war a am candidat unique gis nga ni ñun coalition bii ñi ñu àndee nii tey Pape Diop mën naa ànd ak keneen wala mu dem individuel ñii ànd coalition ñii ànd coalition kooku ñoo la concerné mais dafa am benn affaire boo xamante ni mu ngeen àndee di ci xeex muy processus électoral bi yéen ñëpp àndandoo leen jógandoo xeex ci loolu dóorandoo jógandoo parce que loolu mooy indi ay élections yoo xamante ni libre et transparent. mais Massar est-ce que ñun mën nañ xaaraat seen coalition bi taxawaat buntu consulat di continuer comme bii nii non c'est tout à fait normal bu fekkente ni nii am na loo xamante ni dañ ko war a continuer di xeex loo xamante li ma la wax ni mu nekk suñu àq ak suñu yelleef coalition bi day taxawaat buntu consulat la mais ban délai ngeen jot consul pour parce que tamit consul plus ngeen di avancé ci temps bi moom moo ciy gagné ñun def nañu réy parce que dafa am loo xamante ni ñu def dilatoire d'accord plus il gagne du terrain temps bi yéen c'est à votre défaveur d'accord naa mais Pape Malick dafa am loo xamante ni nii photo mbir la parce que Olof Ndiaye dafay wax ni nit xam nga bu xamee foo jëm doo àgg am na yoo xamante ni nii suñu biir lañ koy togg ñun si waxtaane ko même marché yi ñu doon def ci suñu biir lañu wax concerté wu organisé wu pour mën koo def am doole parce que nit doo ma wax loolu loo xamante ni ëllëg suba dañuy kat xam ni fa ñu war a jëm ñu jiituñu fa pour man de pare ngeen ci non loolu nga foog ñun ñi ngi doog a commencé ñi ngi doog a débuté le combat te le conseil dina xam ne ñi ngi doog a débuté li ñu bëgg su ko defee ci ay règlement juste parce que ñun ñu laaj c'est pas méchant la ñuy laaj suñu àq ak suñu gerte la laaj bu fekkente ni loolu ànd na ci ak ñun alhamdulilah bu ñu ci ànd jeudi Pape Malick suba mën nañu gisaat devant le consulat danañ ci gisaat. kon dinaa leen ko gisaat parce que ni ma gisaat affaire bi ça finira toujours en queue de poisson Massar dama leen déggoon tamit ngeen di brandir benn slogan ngeen ne candidat bu mën a génn deuxième tour bu dul Macky Sall moom ngeen di jàppale est-ce que yéen a ngi ci ba léegi. parfaitement bien sûr. loolu est-ce que egg na ci seen leader yi parce que tamit yéen ni ngeen di politiquer fii Italie encore une fois ak Sénégal nañuy politiquer bokkul parce que peut-être les intérêts ak yu ci bëri daal moo tax yéen man ngeen a waxtaan fii benn affaire ba d'accord si yow si par hasard par exemple Macky Sall génn deuxième tour ak keneen sa leader Pape Diop mën nañ ko xaar parce que on est en politique Macky Sall lay jàppale quelle sera ta réaction. damay ñëw ci est-ce que suñu leader yi bu ñu demee deuxième tour ku ci génn dañuy ki génn dañuy jiital ànd ak moom xam lu tax parce que boo xoolee suñu leader yi responsable yi ñu ngi toog ñu ñëpp dañuy jiite ñoom ñu wax suñuy kat en commençant par suñu leader le président Pape Diop
ba pare ñu am benn stratégie boo xamante ni coalition bi daf koy dox mu am solo ma waxaale la ko avant may àgg foofu mooy bépp leader bu ñëw Italie di nga ñëw daje ak coalition bi. loolu moom gis naa ko. wax ak ñoom. te c'est important. te c'est important. dem nga ci benn yoon dem nga ci ñaari yoon dem nga ci ñetti yoon dem nga ci yeneen ak yeneen. bépp leader bu nekk ci opposition bu ñëwee boo defee di nga ko dajee ak sa mbooloo ba pare wax ak ñoom li nga wax ba pare di nga ñëw dajee ak coalition bi nga xamante ni mooy opposition bi ñu toog wax la li nga bëgg suñu sàrt ak li nga bëgg ñu doxee ko ki ngay àndal nag ku mu neex nag àndal ku la neex mais benn objectif lañ am mooy Macky jóge fii et processus électoral bi mu leer kooku dugg na suñu mbokk leader sama leader day accepté na loolu tey gëm naa ne li tax sama leader accepté loolu moo tax leader yi ñuy accepté loolu parce que benn objectif bi lañ am benn xeex bi lañ am benn combat bi. pare tonton loolu Pape Diop tey man loolu mën naa ko bu ko defee du ma bett parce que politicien la bu jógoon tey Macky Sall dem deuxième tour ak kenn mu jàppale Macky Sall lan mooy sa réaction. xalaatu ko sax. bul ko yow bul waxal Pape Diop. man yow laa dama Pape Diop bu nga xalaatu ko Pape Diop xalaat na lu weesu loolu. d'accord mais man je sais bien suma leader. yow mën nga koo waxal loolu. mais man dama ko waxal loolu waaw d'accord naa Pape Malick. yow mën nga koo waxal loolu. waaye loo xam-xam Samba gën laa xam boppam. man gënuma xam Pape Diop parce que je suis son coordinateur te ku ko jege laa pour discuter ak moom. man dama part personnel. su Pape Diop. àndee dem deuxième tour. mu dem ànd ak Macky Sall. je démissionne ma dem suma yoon. sans. bon sa réponse rek laa soxla xam nga yow mënoo waxal Pape Diop parce que nee nga loo xam ma dem ba gën la xam boppam. donc tu as répondu à la question. Pape Diop mën na xëy suba jàppale Macky Sall. politique lañ nekk. non xalaatu ko. c'est l'art du possible surtout au Sénégal la politique c'est l'art du possible bul ne lii possible lépp possible. non Malick. man je connais mon leader. je connais mon leader. leer na ma. comme yaa ngi waxee nii xamoo. non je sais bien man leer na ma ni. leer yàlla ni Pape Malick. le président Pape Diop. àdduna mënul neex wala mu naqari. ba mu dem ànd ak Macky Sall. je confirme. parce que am naa ci lu ma leer. du fii laa la ko waxee te rus naa wax boo xamante ni ëllëg samay doom da koy dégg mu nekk contraire ma di ci rus. non loolu bu amee doo rus parce que sa leader daf lay bertaat rek. comme ni yeneen leader yi. non yeneen leader yi peut-être ku la neex nga wax mais man suma leader. xam naa ko tey li nekk ci suma leader j'en suis sûr et certain moo nekk seen leader. waaw d'ailleurs sax ci sa leader la ñuy def dañuy dugg léegi seen parti bu ndaw boobu yow Massaer yow yaay coordinateur Bokk Gis Gis fii Italie déjà qu'est-ce qui t'a poussé à nga romb parti yëpp dem ci parti soosu. bonne question. li tax ma dem ci Bokk Gis Gis. dafa am loo xamante ni daf mu poussé ci suma leader. Pape Diop. comme man ku nekk xam na ni. Pape Diop. li mu liggéey Sénégal. moom kenn ndax. man bëgg naa ko xam ne wax ma ko. li mu liggéey Sénégal bari na. posture yi nga xamante ni nii Pape Diop yor na ko ci Sénégal bari na. non lu mu liggéey Sénégal. li mu liggéey Sénégal ci lay ñëw man li nga tax li ma poussé. boobu li ma lay wax ni yàgg la. li ma poussé ma gën a jàpp le président Pape Diop pour mu boobu xaw ma sax daa dugg ci politique dañu bokkoon benn secteur muy secteur poisson muy jën Pape Diop nekk ci liggéey dans le secteur poisson ku xam Pape Diop tey actuellement agriculture bi muy def nii après dañ ko ci xam mais ku xam d'accord naa la tey ok mais ku xam Pape Diop xam ni ci pêche moo ko xam ñun à l'époque ñu nekkee jeune xam nga ñun dañoo yëngatu ci pêche. di def maraîchage nekk ba mareyeur lañ jëkkee mais après romb nañ mareyeur nekk leneen fi may waxee nii Sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi may déglu au niveau du Sénégal tey liggéey ci secteur du jën amul kenn koo xamante ni di nga ko wax Massaer Diagne te xamu ko ndax am na secteur yu bëri yoo xam ne jiite woon naa damay ñëw rek li ma poussé ci le président Pape Diop à l'époque dafa am lu mu defar suñu bopp mu gëm nañu ko
boobu xamante wuñ noonu ñu ngi woon noonu xam nga le Sénégal importe plus que n'exporte c'est pourquoi la balance est déficitaire Pape Diop daf ñu gëmloo woon ni ñu liggéey bi ñuy liggéey dañ ko war a génn di ko exporté di ko yóbbu di ko jaay bokk na ci liy jaay sa réew mais bu leen gëm rek di concentré wu lii di ko jël ci seen biir di ko jaay ci seen biir mu nekk idée bu noobu boo xamante ni lu ma gëm la boo paree noonu jàppale jeunesse dafay yàgg jàppale Sénégal jeunesse yi doon na financé Pape Diop ñi nga xamante ni amuñu doole peut-être man amoon naa ko ma couvrir daaw ma financé mais gis naa ay jeunes parce que lépp lu may wax man dafay leen parce que télévision lay wax ay jeunes yoo xamante ne nii amuñu woon moyen ñu ngi woon ci secteur poisson Pape Diop daan jëkkati xaalis di leen jox di leen financé ñu leen dem leen liggéey yi su ngeen ñu leen delloo ma di moom jël seen bénéfice loolu action bu noble la peut-être moo xam lu mu ci jublu. base de loolu ñu ngi jël la. d'accord ba tey baax na ndaxte au moins. mais nag man bëgg naa nga wax ma Pape Diop lan la defal Sénégal loolu jël caisse d'avance bi tax tey li leen Abidjan tëdd fële moom jël na ko ay at tamit ni ñuy livre ba léegi. le président Pape Diop Pape Malick bi mu nekkee président assemblée lii xew assemblée ni amu ko woon tey. lan la wax assemblée. le président de l'Assemblée Moustapha Niasse ni ñuy diriger assemblée nga xamante ni nii xeex bi xuloo bi coow la lépp moom moo ko waral parce que boo waree dem retraite yàgg na lànk parce que boo yeewoon Senghor tey wallaahi mu jóg nga ne ko ñasan ci biir gouvernement bi noo daal la non du ko gëm non je te le jure du ko gëm. waaw député de la diaspora di ci ñëw parce que am ngeen ci benn. d'accord ñaaseex. mooy ñëwaat ci suma président Pape Diop. bi mu nekkee maire bu Dakar. xam nga ni poste de santé bu am Dakar président Pape Diop moo ko fa def. astafurlah. si bi mu fa nekkee. waaw bi mu fa nekkee. ma ñëw rek. kon ba avant Pape Diop Dakar amul woon poste de santé. non dama ni. waxuma amu fa de. fu gars yi fa waxuma ne amu fa de parce que loo gis continuité la. ok loolu am na yow fa def rek kon tuuti. d'accord ok boo mais loo gis continuité la. mais dama ni la. lan fa liggéey ci ay poste de santé. bàyyi nga ku nit ku wax am réew wax fay. budget bi nit ko fekkoon ci 9 milliards. xam nga Pape bi fan la ko yóbbu à 30 milliards. budget vingt. pourquoi. parce que bu ko yóbboo 30 milliards bu ko yóbboo 30 milliards te 27 milliards yi def 27 milliards yi ñu jalgati ko tamit ñu bàyyi woon ko suñ 9 milliards sax liggéeyee Dakar 9 milliards moo ñu gënal nii. yow yaa gis jalgati waaye man gisuma. dama lay jox exemple. non ji nga ma ko jalgati. non yaa gis jalgati. dama lay waxal ne la yokk budget bi wàññi budget c'est relatif. non mais liggéey la def na ko. waaw askan bi yëpp teg ci seen rajo. waaw est-ce que yokk boobu mu ko yokk le Sénégalais le Dakarois a senti ne budget bi yokk. ay continuer fan. ci époque boobu gis na ni budget bi yokk na de 9 à 30 milliards. ci nan lañ ko sentir. mais li ko fekkee woon xam nañ ne santé lañ ko. nan ci tous les domaines. waaw yaa ngi woon ci santé continuer. alors parce que nit bu fekkente ni ku gëm liggéey la ku bëgg réewam la dafay liggéey askanam te le président Pape Diop lu ko waay man di waxal ak lu man doon xam ni bi mu nekkee Sénégal fonction yi mu yor fépp fu mu ci mën sa taxaw liggéey dafa liggéey bu rafet. si dafa am lu ma gën a frappé ci lu président Pape Diop def dafa tabax benn étage 3 immeubles. immeuble 3 étages. ni ñi nga xamante ni ay étudiants lañ te dëkkuñu Dakar amuñu moyen ni leen fa loger bu ñu fay benn dërëm parce que xam na ni am njàng. mais waa dëkk la ko defal waa non mais ci waa àll bi ñi nga xamante ni dañoo jóge ci régions yi. kon dama naa wax sama boy yi waaw bu la neexee ñi nekk ci waa région yi parce que peut-être ñi dëkk Dakar mën nañu dem université et dem ñibbiwaat. waaw loolu c'est une bonne chose vraiment. loolu rafet na dama lay tooñ mais loolu moom baax. ah waaw. ba pare loger leen di leen defal lépp kon loolu xam nga
action bu rafet la parce que xam na ni am njàng am réew njàng moo ko yor au moins kon loolu lu rafet la loo xamante ni Pape Diop def na ko bu fi nekkoon doon lim li nga xamante ni le président Pape Diop def na ko au niveau du Sénégal bari na suñu demoon su ma dugaloon ci affaire agriculture dugal ma. li mu liggéey ci agriculture bëgg Sénégal na ko de moom programme am xanaa bëgg na agriculture de te lan mu waxoon 2000 ñaata la fi ñoom 2012 ba léegi moom lay wax agriculture nee ko affaire bi changé na de. loolu bi mu ñëwee waroon nga koo laaj. wax naa ko sa kanam. waroon nga koo laaj. laaj naa ko sa kanam. parce que dafay am man dama lay wax ni dafa am question yoo xamante ni nii. non mais yow c'est important ñu wax la ko parce que bu dee ne Pape Diop li ngay wax lépp mi ngi ci moom daf la war a déglu. nga ne ko président vraiment gars yi nee nañ sa discours bi ça devient caduc léegi affaire bi lii ak nii ak nii. caduc comme lan. comme mënuñu tenir comme ñun lan moo tax ma ne la léegi ñoom ñu am problème parce que ñoom dañuy tàngal ceeb rek di ñuy jox léegi ñu gis un nouveau type de discours mën nañ ci lim waa PUR yi mën nañ ci lim Ousmane Sonko mën nañ ci lim ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi dañuy ñëw indi un nouveau type de discours parce que ñun politiciens yi ma lay wax dañuy périmé parce que lan ñu doon wax boo ci dégloo kenn déglu nga ñëpp. dafa lay ñoom ñëpp yooyu lañ ñëw léegi mu am benn rupture bu ñëw sur le plan politique te ñoom nanguwuñ ne rupture am na. dama lay expliquer benn affaire Pape Malick. waaw. gis nga nit. xam nga changer discours di changer dafa am lu ëpp solo. mooy lan. mooy bu fekkee da ngay def mbir. comme li ma la expliqué nii ci problème agriculture. nga def loo xamante ni lu solide lu baax xam nga ay wax rek. ay discours yu wax amul benn. comme jotagul affaire bi kay ci li mu wax lañ ko mën a jàpp. waaw mais li muy wax lépp. mais comme li mu wax sax vraiment dañ ko dépassé événement daf ko dépassé ñun duñ ko mën a jox suñ confiance parce que li ñuy jox confiance mooy koo xam ne kii dañuy jox discours boo xam ne bii méngoo na ak actuellement sa convie mais ñoom dañoo périmètre nangu. non dama lay wax ni la. ci problème agriculture. da nga ma dagg parce que am na yoo xamante ne nii dama ni la. je suis mal placé. je suis mal placé ak lu ma jege le président Pape Diop pour répondre ko à ay questions. mais li nga xamante ni man xam naa ko ci moom. mu def ko. mu liggéeyal ko askan bi. ci domaine yëpp. lu positif la. moo tax ma ñëwal la ci pêche bi. ñëwal la ci agriculture. ak yeneen ay entreprises yoo xamante ni tey taxawal na ko au niveau du Sénégal yoo xamante ni ay askan bi ñu ngi ciy liggéey loolu lépp nag dafa jóg pour liggéeyal askanam. kon yow loolu moo la dugal ci politique bi. moom dugal ci Pape Diop le président Pape Diop. politique bi loolu ci dugal. merci beaucoup politique li ma ci dugal mooy ku ci yàq dugg la mais man damay nit koo xamante ni Pape Malick du question que ni nit ñaa ngi def rek dama war a def lépp loo xamante ni maa ngi koy def damay dem ba mu leer ma ni lii am naa maturité am naa xel mi am naa xalaat bi am nga jot bi am naa jot bi sax mën nañ loolu. non boo xam loolu da ngay tardé part. non jot bi continué parce que du benn nit rek mooy liggéey. voilà yéen benn ngeen di yow yaakaar ne naa ko mën a fële. bari na je présente yoon actuellement dañu génn président réunion yi dañu génn nango ku ci nekk xam na ni actuellement ñu ngi assemblée parce que c'est non dinañ ñëw ci liggéey nango bi. non waxuma nango dama ni ci parti bi laay wax da nga ni benn nit ngeen laa la bëgg a wax ni la li fi nekk ci ay nit ci bokk gis-gis waxuma laaj sax waxuma la nekk au niveau du Brescia rek mais li génn ci yeneen secteurs yi kenn xamul nu mu toll de plus may jaar ni wax responsable des femmes soxna Aïda Mbacké nga xamante ni moom it li topp ci ginnaaw ci ay jigéen kenn xamul nu mu toll au niveau de Brescia de passage ñu koy nuyu moom mooy yor responsable des femmes soxna Aïda Mbacké ñu ngi koy nuyu kon dama lay wax ni la dañu toll ci li ma dugal ci politique waaw mooy conviction bëgg suma réew nekk jeune boo xamante ni leer na ma ne war naa am loo xamante ni war naa ko mën a participer suma askan war naa ko mën a participer suma réew. est-ce que gisoo leen maanaam nga dem beneen parti parce que di ngeen yéex a jël dëkk bi ba ngay doxal de. loolu yàlla moo ko yor. yàllaa ko yor mais lu yenu maanaam bopp du yenu may xam bët du yenu may xam na lu bopp ak. yàllaa ko yor ndaxte ku nekk xam na ni Pape Diop def na ay résultats yoo xamante ni. parrainage bi xaar leen bu génn ci.
waaw d'accord foofu sax dinañ ci dellusi dinañ ci. non waxal ci parrainage bi parce que léegi ñu jeex fu ngeen ci toll yéen. am ngeen yaakaar. waaw parrainage bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax ndaxte 0,8% ba 1% la ñu laaj mu dugg ci parrainage bi. bëri na ci yéen. non bëri na bëriwut. waaw ndaxte dama lay xamal nag ni la bokk gis-gis du yéen ko def parti bu ndaw ngeen ko yéen représenté na fépp ci àdduna bi. ma jox la ci rek benn exemple. au niveau d'Europe bokk na ci parti bi nga xamante ni nii waxuma ni parti yëpp dina ko def de mais chaque année que Dieu fait chaque année bokk gis-gis bu Europe danañ def benn forum. mais bokk gis-gis nag éclaté na Europe waa Massa wax dëgg yàlla léegi moom vraiment gis nañ ne disloqué ngeen ñii dem nañ un autre avenir ñii dem nañ ci Hadjibou Soumaré donc yéen ñaar bi des di góorgóorlu ak soxna si nga tudd léegi. non non du ñaari nit bari nañ trop. waaw pour ñëw ci loolu rek dama lay wax ni la. parti bu ci nekk dafay am problème ñu dem mais am na ñoo xamante ni dinañ ñëw ci relève bi jéem a liggéey parti bi jéem a taxawalaat baal. yow il faut ñu toog rek ñu wax ma kan ak kan la ñëw fi mu nekk nii temps bee ñu xam moo tax li ma la bëgg a laaj ñëpp dama la ko mën naa mais bëgg naa nga wax ma yéen président Pape Diop quel est son programme pour la diaspora. merci ku nekk dégg na ko bi ma fi ñëwee te li mu njëkk a def ñu njëkk a bëgg pour taxaw parce que tamit xam nga ni président Pape Diop ñi ko jege am na ñu ko jege ñoo xamante ni ñu maîtriser leen diaspora bi la ba pare nekk ci wetam kon foofu xel war na faa mën a dal. bu leen mi ngi leen di déglu. waaw moom nag daana xamal benn affaire yàlla rek tax may wax président Pape Diop kuy déglu ay militants ñëwal ci programme bi dégluwul kenn. si ku nangoo déglu nit la ça dama la koy wax parce que amul heure boo koy woo téléphone man amul heure bu ma koy woo téléphone te du ma jël la nga bu xasee jël la ak déglu la. non daf lay déglu. c'est deux choses différentes. mais dama ni la daf lay déglu ki la du jël téléphone kay du ki lay ñàkk jël téléphone. Massa il faut nga dellu si fi yow ñëwal ci programme bi. ok programme bi moo di li mu njëkk a taxawal ku nekk xam na ni au niveau du Sénégal au niveau du wala au niveau d'Europe il faut un ministère plein des Sénégalais de l'extérieur nga xamante ni dina mën a gérer les Sénégalais parce que régime bi fi nekk muy régime le président Macky Sall doy na waar parce que xamuñu fu ñu teg seen tànk c'est régime sur tous les domaines fépp lay échec foo laale feebaru nga foo laale mi ngi nekk ba tax na ci programme le président Fabio bokk na ci li nga xamante ni rek muy ministre plein des Sénégalais de l'extérieur nga xamante ni day occuper seulement les Sénégalais de l'extérieur ndaxte dafa am loo xamante ni pour nga def ko ba pare nag nga jox ko ñi nga xamante ni maîtriser ko. waaw kay foofu laa bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pas rek régime bi nga xamante ni moo fi nekk yaa ma jàppale woon fii même boo amul compétence yi dama lay jox lii parce que yaa ma jàppale woon. di récompense moom gëmul loolu lépp day gëm loolu mooy ba dégg nga ko ci ay waxam. déet man moom seen wax moom dinaa ko dégg rek mais il faut dama ko jàppaloo. il faut que nga am ngëm-ngëm nag parce que lu tax mooy am na ñoo xamante ni nii kenn xamul leen ci wax ay waxu caaxaan. le président Pape Diop dafa bokk. bokk na ci ñoom. bokk na ci ñoom kon loolu boo ko taxawalee. muy saytu li nga xamante ni mooy Sénégalais bi les Sénégalais de l'extérieur yi njëkk yëpp di nga xam seen i problème xam seen i jàng xam seen i feebar ak li leen wala résoudre seen i problème kon loolu bokk na ci programme boo xamante ni bu am solo la. te dégg nga mu def dana def une banque pour les Sénégalais de l'extérieur c'est très important gis nga loolu rek li ci Sénégalais yi mën a sukkandiku pour jëriñu ci pour ñëpp def seen retour sax bari. waaw yow Massa li fi lim yëpp bëri na ak yi nga limagul mais dama la bëgg a laaj benn laaj bu mujj rek nga répondre ma en une minute ñu jeexal am ngeen député de la diaspora ci Macky Sall sax bi mu joxe bi mu sànni kii bi ci ngeen ko for rek yéen am ngeen bokk seen parti bokk na ci député de la diaspora yi loolu moom xam naa génn leen ko woon mais xam nga rek comme li nga wax yàlla muy jox na leen ko ci côté boobu est-ce que député de la diaspora yi am na importance. Merci question bu ma sawar a réponse xam naa ni nag xam naa
comme waxtaan bee neex comme da ngay temps bi gàtt na dégg naa nga ni bi mooy dernière réponse ok député de la diaspora lu ñu yàgg wut la woon Macky Sall ñëw taxawal ko mais damay wax ni Macky Sall bi ko taxawal taxawulu ko ci ay bases yu solide parce que moom toujours rek léppam day def doog a xalaat ñoom duñu xalaat bu pare doog a def parce que amuñu xam-xam boobu ma ñëw ci question bi nga laaj lu am solo la député de la diaspora ci suñu côté ñu bokk ci nag am ci koo xamante ni ci bokk gis la jóge muy honorable Nango Seck moo amoon benn coalition bu ànd ak PDS ñoom it ñu liggéey ci liggéey bu am solo muy parti PDS te ku nekk xam ni le président Franco produit Abdoulaye Wade la kon ci famille libérale la bokk lu am solo la te ñoom it ñu ngi liggéey bu am solo moo tax des fois su ma toogee sa plateau yi dégg ñuy wax naan député de la diaspora defuñu fi dara mais ñoom xamuñ dañoo gisul gëm ko alors Pape Malick dafa am loo xamante ni ñoom duñu exécuté ñoom résultat technique la xam nga lu ñu mën dem taataan ci askan bi déplacé wu dem ci askan bi xool lan mooy problème wu askan bi ñu yóbbu ko assemblée wax ko ñi nga xamante ni mooy. loolu lañ gisoon ñu def ñu ngi koy def. actuellement ñu ngi assemblée ñu ngi. est-ce que dañ ñëwee fii dem nañ taataan nañ dama koy yërëm. koy yërëm le député Nango Seck xam nga tax man dama koy yërëm. mooy li tax may la gouvernement dafa def erreur. comment fait-il yow nga def député de la diaspora oto bi nga xamante ne nii moom mooy moyen de déplacement nga jox ko mu yem Sénégal comment fait-il. waaw loolu bëggoon ñu jox leen Italie jox leen Sénégal. déedéet nañ bàyyi Sénégal te jox leen Italie parce que. waaw loolu leen jox oto man fekk sama problème Massaer yéen tamit li ngeen bëgg dafa yomb lu tax ñu war a jox Nango Seck oto fii muy dawal li wër. déedéet dama la waxoon ne la ci début bi. waaw ne la nit ki boo ko liggéeyloo da nga koy jox matuwaay yu bu liggéey. matuwaay weesul un bon salaire. non un bon salaire mooy député li ñuy fay député yi loolu mooy un bon salaire. waaw Sénégal du député. ma dellusi ci loolu xam nga li ma lay wax ni la loolu mooy erreur. parce que nit ki yaa ngi koy liggéeyloo Italie ba pare di ko jox oto boo xamante daf koy gaare Sénégal ñëwaat fii moom di déboucher ay moyens boppam pour jënd oto essence bi nga xamante ni yaa ngi ko koy jox mu war ko utiliser au Sénégal nga indi ko fii. je ne suis pas d'accord ñu jox Nango Seck oto fii mu ko Nango Seck na jënd oto. dama jënd oto fii di dawal bu bëggee. dama ne la da nga may déglu bu baax a baax. li tax man la Sénégalais duñu bare bu ma boole ak askan bi dama ne la. oto ba ñu koy jox Sénégal jox nañu ko oto par force. ñu koy jox si man xam naa ne jox nañu ko oto. dama ne la lu tax oto bi ñu jox ko Sénégal mënuñu ko jox fii nga xamante ni fi lay liggéey ci askanam mu ci déplacé wu. non loolu laa wax. comme oto mënul ñàkk dama ne la. Pape Malick oto bi ñu koy jox Sénégal jox nañu ko comme tous les députés. dama ne oto boobu lu tax mënuñu ko jox fii pour mu déplacé wu. fii bu ñu ko joxee ay màggal lay dem ak ay gàmm rek te loolu taxul. loolu ci askan bi la jëm. ci askan bi la jëm jënd oto Massaer xam nga lan mooy dëgg temps bi jeex na mais dama lay li ma lay mujjee wax mooy Nango Seck bu ñëwee fii nee ko ni jënd oto fii bu bëggee déplacé wu. jënd na oto. waaw kay moom jënd na oto fii pour déplacer pour liggéey askanam. ñun vraiment le Sénégalais est fatigué ñuy continuer di jël suñu xaalis di ko jox ay député di leen jëndal oto Italie di leen jëndal oto Sénégal di leen jox ay bon essence pour la. non waxuñu la jënd ay oto xam nga yooyu moo gën a terre à terre. dama ne la waxuma la ñu leen di jëndal ay oto fii jëndal leen oto fële. te Pape Malick waxtaan bala muy ñàkk dañ koy déglu. déglu naa la dama ne la. waaw comme mënul ñàkk ba ñàkk. ñu leen jël oto loolu dama ne la gouvernement bi moo fautif parce que du tax dafa am loo xamante ni nii boo bëggee nit ki di liggéey. ñun duñ leen gaaw a jox leen. non dinañ ko fekk. beneen bi damay gëstuwaat rek ci li nga xamante ni liggéey nañ. waaw député de la diaspora. liggéey nañ li nga xamante ni moom lañ war a liggéey ñoom seen devoir. ñi nga xamante ni jox nañ leen ko muy muy gouvernement bi muy ñi nga war a xam ne ñoo war a exécuter ñoom ñoo def ko voilà. parce que bu fekkente ni ñii dañuy def ni liggéey ñëw di leen rendre compte askan bi di leen fa nekkee problème yi dañ am ñëw indi leen ko yéen ngeen toog teg ko fee dem lépp teg ko fee def leen defula di ngeen war a def kon dans ce cas là gouvernement moo def li mu war a def ñoom ñoo war a taxaw askan bi
xool li nga xamante ni mooy jafe-jafe immigré yi bu leen ko député yi waxee amul député bu bokk ci opposition amul député bu bokk ci gouvernement nañ topp askan bi te ñu bàyyi affaire politique politicienne bi député diaspora yi bu ñu amee ay problème yoo xamante ni askan bi mooy immigré yi ñoo leen ko jox ñu yóbbu ko assemblée ñu jëm cee taxaw saytu ko. nangu foofu la ñuy waxee. ok Massaer looy tàgg. di leen sant bu baax a baax Pape Malick ci invitation bi di sant mën naa ni c'est la première fois nga am émission bu mel nii. dëgg la. et toute l'opposition maa ngi ko fooli mag bu la wax toute l'opposition. ñëpp ñi ëpp doole ñëpp ok ñu ngi ñu toog ci seen déplacement vraiment contenté la fierté la gis nañ ñoom ñëpp devant moi day c'est la première fois. waaw dëgg maa ngi ciy sant di sant ñi nga xamante ni ñooy parti Bokk Gis Gis ñëpp militant ak militante yi nga xamante ni aussi ñu ngi ci Italie yëpp. ñun moom bu la neexee nga lim leen jël temps. waaw yow sa xalaat waaye man mi leen jiite xam naa ni am naa mbooloo moo xamante ni suñu ginnaaw kon di remercier ñëpp encore une fois di remercier waa Diaspora Vision émission bi nag xaw ma dafa neex xaw ma dafa gàtt mais liñ war na wax lépp peut-être bari na après nga attaqué Augustin nee na temps bi jeex na. man tamit dama lay gërëm di la sant vraiment ci leeral yi nga leeral bëgg naa sax nga ñëwaat ñu gën a waxtaan ci seen parti bi parce que yu bëri wax nga ko te ndaw d'accord nga ci dinañ ci gën a discuter il faut nga ñëwaat pour ñu gën a waxtaan ci seen parti bi. incha allah donc lii moo doon seen émission tey immigré ak politique ñu doon daanal Massaer Diagne di ko sant di ko gërëm jërë ngeen jëf. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi